mbokk yi xarit yi ñoo ngi leen di nuyu xam ngeen ne nag tam vacances waxoon nañ leen ko donc ñu ngi woon fan yii yëpp Pikine yegg si nañ nag fii ci Guédiawaye ku ma gis nag gis ne maa nga tey dàll ya def tànku ne nekk nag ci plage Golfe Sud bi mbokk yi xarit yi ñuy seetaan gis ngeen nag nekk vraiment plage Golfe Sud bi naam bëri na nit lool. waaye nag dañu war a xam ne que c'est une plage bu nga xamante ne bi interdite maanaam nit ñi mënuñu fee sangu dañu fiy ñëw gis ngeen li fi xew autour lakk ay jën et cetera moo tax nag RTS 2 ci tam vacances boole nag di sensibiliser ñi nga xamante ne bi moom mooy jeunesse bi waruñu fi sangu mën nañ fi taxaw mën nañ fi foo mën nañ fi lekk mën nañ fi naan mais nag sangu bi la ñuy aaye ndax kat c'est une plage dangereuse xam naa nag mbokk yi dinañ ci ñëwaat très largement bu ca kanamee avec toute l'équipe de RTS 2 mais ma leen di fàttali nag ne mbokk yi xam naa ne dans quelques instants dinañ ñëw ak El Hadj Thierno Dramé ci li nga xamante ne bii moom mooy historique gu la ville de Guédiawaye. ku ne Dakar ne Pikine ku ne Pikine nag ne Guédiawaye Guédiawaye nekk département boo xam ne mi ngi juddoo ci Pikine ndax 1996 lañ ko def li nga xam ne mooy département. ginnaaw bi ñu dugalee acte 3 décentralisation si la juróomi commune d'arrondissement yi amoon Guédiawaye nekk ay communes de plein exercice. département Guédiawaye nag mu ngi juddoo ci flanc wu Pikine loolu moom mënuñu ko bañ ne Pikine moo jur Guédiawaye parce que bu njëkk bi benn département la woon Pikine ak Guédiawaye Guédiawaye nag mu ngi juddu ci ba ñuy bëggee toxal fiij miic kipp koko quartier yi nga xam ne dañu nekkoon diggante fi Centenaire nekk actuellement ak fi monument de l'indépendance nekk yooyu yëpp dañ toxal indi Guédiawaye. Guédiawaye nag di màgg kon ba nekk li nga xam ni mooy département. fii nag bëri na ñu fi yeewoo am na ay infrastructure yu am solo ndax fii am na li nga xam ni mooy hôpital Dalal Jàmm di hôpital bu mag am na ay lycée yu ci mel ni lycée Limamoulaye stade Amadou Barry. wàllum inondation yi nag am na jéego yu am solo yoo xam ne def nañ ko fi. defe naa ne tey jii ñun dañuy siggi parce que fii bu tawaan lycée Parcelles bi kenn mënu fa jaar da daan taa sama ginnaaw mairie ndox mi daan na fa des ay mois du dem côté cinéma bi tamit même chose aujourd'hui bu tawee quelques minutes après ndox bi day dem sama ginnaaw mairie dootul taa tali bu principal bi nga xam ne mooy jaar ci buntu lycée bi dootul taa bi ñu desee rek mooy côté cinéma bi te boobu dañuy ñëw ñu ngi def nañu étude ba pare dañuy xaar puisque AGEROUTE dafa def étude am mais TER bi tam mu ngi def étude am donc dañuy xaar mu pare pour que ñu boolee travaux yi def loolu tax côté cinéma bi rek léeguñu. wàllum ressources humaines Guédiawaye di def ay jéego lycée Limamoulaye mi ngi fi di jur ay élèves yoo xamante ni nii bokk nañ ci ñi gën a xarañ ci Sénégal waaye nag am na ay jafe-jafe ndax wàllum formation lu ci bëri des na. tax ba ñu bëri bu ñu amee seen diplôme dañuy mujjee toog di xoole. dañuy am ay intellectuels yoo xam ne duñu amal njëriñ parce que amuñu liggéey donc yooyu nekk ay difficultés yoo xam ne fi mu nekk ni formation mooy suñu priorité pour que suñu élèves yi am bac te mënuñu dem feneen am formation au moins mën a am métier wala ñu mën a monter seen bopp seeni projet comme état mënul embaucher ñëpp. loolu bokk na ci li ko indi wàllum économie ndax Guédiawaye amul ay entreprise yoo xamante ni sanc nañ ko fi wala boog bu fi amee tamit seeni direction générale ñi ngi nekk ca Pikine wala biir Dakar loolu tax ba xale yi am jafe-jafe ngir xëy. waaw Guédiawaye boo ko xoolee presque cité dortoir la boo xëyee le matin 7 heures da ngay gis ñëpp ngi génn di dem boo ñëwee le soir da ngay gis ñëpp dugg si di ñëw donc sur le plan économique amuñu ñun ay jumtuwaay yu ñu mën a téye xale yi mais heureusement jigéen ñi ñoom. jël nañ ci conscience bi informel bi ñoo ko yore et ça fait marcher Guédiawaye. bu loolu weesoo nag mu des wàllu aada ak cosaan waaye tamit tàggat yaram ndax fii bëri na ay champion yu fi dëkk ci wàllum làmb mu ku ci mel ni Balla Gaye wala Lac de Guiers 2 waaye wàllum artisanat aussi am na ay liggéey yu am solo yoo xam ne ñu ngi koy def ngir Guédiawaye mën a dund ci aaram. waaw man nekkoon naa fi adjointe au maire chargé de la culture au niveau de la ville de Guédiawaye. boobu temps dama defoon forum de la culture parce que dama ne mun nañu def entreprise culturelle au niveau de Guédiawaye parce que Guédiawaye peut vivre de son art ndax entreprise culturelle yi nga gis yëpp ñaari ñu ko jiite Guédiawaye la ñu dëkk artistes yu bare ñu ngi produire te Guédiawaye la ñu dëkk
lutte moom du ma wax defe naa ne Guédiawaye mooy capitale de la lutte sénégalaise donc li ci nekk mooy il faut que ñu dimbale suñuy artistes ba ñu développé wu suñuy sportif tamit. Guédiawaye nekk kon département bu am solo ci Dakar des nag mu màgg ci wàllum économie ngir mën a demal boppam. di la nuyu yaa xam di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan rawatina waa Guédiawaye ndax ni nga ko waxee dañoo tàmbalee Pikine Pikine nekk banlieue bu am solo après ñu jógee fa dem Guédiawaye mais comme tu l'as dit ñun xëy na ba ñuy planifier xooluñu woon aspect boobu noonu dañu ne woon rek commencer par Pikine ensuite dem mais ci biir suñuy gëstu ñu fàtte ni loolu moo ñu tax a jóg aussi gëstu wane ay xibaar wala ay information yoo xam ne xëy na sénégalais amuñu ko woon ci loolu la ñu découvrir ni effectivement Pikine moo jur Guédiawaye très très bien mais tey Guédiawaye di màgg ba doon département tout à fait am entre guillemets indépendance am. Monsieur Mamadou Fall sànq maa ngi koy wax muy président coordonnateur des conseils des quartiers bu Guédiawaye monsieur Fall ñoo ngi lay nuyu c'est un plaisir en tout cas pour l'équipe de la RTS2 ñu recevoir la ci sunu plateau bi di Tam Tam Vacances monsieur Fall. problème mu sécurité. oui posé wu na ak Guédiawaye. insécurité vraiment am na fi. li ko waral nag mooy commissariat yi doyul. d'accord. ensuite ci biir commissariat yi. effectif yi aussi doyul. donc problème de moyens. humains am na. problème de moyens logistique am na. absolument waaw franchement. le problème de la sécurité se pose au niveau de Guédiawaye. alors qu'est-ce que cette commune di def pour la sécurité des enfants parce qu'on voit que aussi même à l'heure bu nga xamante ne bi ñun ñoo ngi tourner gis nañ y a toujours des enfants. bon d'abord maa ngi sant yàlla bu baax di gërëm tam suñu maire ci initiative yi muy jël au niveau de la commune de Golf Sud. récemment organisé na fii ànd defar suñu gox en collaboration avec la Sonatel boo gisee suñu mbedd yi commune yëpp dañ fi installer ay poubelles gis nga tey aussi mi ngi organiser des journées de sensibilisation pour la lutte contre les noyades. tout à fait. la semaine dernière am na benn élève bu 4e bu CM Ogo Diop Mamadou Lamine Camara faisait la 4e le meilleur élève de sa classe fii la dee ci géej semaine passée donc vacances jot na en général su vacances jotee cas de noyade yi day bari xale yi dee ci géej gi te fii c'est une plage interdite yàlla def na je suis non seulement le président du collectif des coordonnateurs des conseils de quartier mais je suis aussi le secrétaire général du collectif des délégués de quartier. D'accord. Que je suis aussi délégué de quartier. Ok. Alors madame le maire a mis sur pied le collectif des délégués de quartier. Donc au niveau des quartiers ci quartier yi mën nañ fa woote ay réunion de sensibilisation. Ok. ànd ak conseil de quartier yi ak xale yi def des assemblées générales de sensibilisation des jeunes pour mettre l'accent ci plage bi kenn waru fi sangu. Please don't leave me there. Don't leave me there. If you hold me tight, I will treat you right. waaw tabaski bi comme tissu dentelle yi ren jii moo xaw a dominer quoi mais ñun tissu góor la ñuy gën a ñaw mais instant bii nii dentelle laa nekk di ñaw dentelle bi lii la tay maam la rek waaw tay maam lañ koy ñaw tay maam bu ànd ak zip lañ koy ñaw waaw tay maam waaw dafa xew si événement bi nii daanaka jigéen ñi moom la ñuy ñëwlu moom ak tay gabonais fu mu ne nii ñoom ñoo xaw a dominer ren jii quoi dentelle bokk na si jigéen yi gën a taamu ak tissu getzner yi xaw a génn nii ak seen tissu VIP yooyu noonu waaw. Some of them need a package. Forget about them. instant yi yëre góor dañuy ñëw quoi moom lañu ëpp lu ñuy ñëw daal tissu PC yi quoi ci conteneur yi lay jógee lu ci ëpp quoi yeah mooy jógee Dubaï ok waaw tissu yu par PC la waaw instant yi moom tissu yi moom ay coton la coton moo ci ëpp quoi dinañ ci ñëw ay braquette góor ay braquette simple ak daami néeg lépp
fii mooy banlieue bi quoi gars yi fii lañ jàngee après dugg biir Dakar parce que biir Dakar ñu fi nekk ñëpp fii lañ jàngee quoi yeah banlieue bi moom mooy loolu. Need the package. Forget about the marriage. Maybe all about the money. Money, it go vanish. But not true love to the humble you. Humble you. No do gra gra. Good luck to the sample you. waaw dañuy ñëw ay robe xale yu jesner ay prêt-à-porter commis ak ay taille mam ak jupe yu jesner ak ay robe vaccine yu panaché ak brodé même yi itam tili ak jesner yi itam dañ koy ñëw soit itam dañ koy ñëw yi ni pakistanais baat yi ak patch yi patch jour ak brodé autriche yi même lin itam dañ koy ñëw xam ak til yi yëre góor yi ay 2 pièces 2 coups yi dañ koy ñëw 3 pièces grand boubou xam obasanjo yi yooyu yëpp dañ koy ñëw ah moom ñoom seen yëre moom yëpp tendance la waaw seen yëpp tendance la ak fil bouton simple yi yooyu yëpp dañ koy ñëw ak 2 coups yi Please don't leave me there. Don't leave me, girl. If you hold me tight, I will treat you right. ci Géejawaay moom macha allah moom ñu ngi sant yàlla bu baax fii moom macha allah parce que dañu am ay suñuy clientes yoo xam ne yu fidèle lañ chaque année ñoom fii la ñuy ñawloo di la woo même ñi nekk Europe tam dañ lay woo di def ay commande ñu la defal ma commande ñiy jaay Europe yooyu yëpp nga di leen defal mais moom macha allah ñun pour le moment moom macha allah. parce que tabaski bi des na te ñun commencé nañu fanaan depuis 2 semaines ñu ngi fanaan di ñaw fii moom moo ko yor moom dañu bëri dañuy jóge Europe di ñëw di ñawlu si fii ñuy jógee Dakar di ñëw di ñawlu si fii yëpp fii moom Géejawaay moom ak Pikine moom ñoom ñaw yu rafet moom fi la fekk baax ñoom ñoo xam moom ñaw yu baax yi macha allah. waaw macha allah dañu koy dëggal bu baax a baax parce que nag dëgg la même ñun daañu nañ jóge nag Dakar di ñëw ci banlieue bi pour ñawlu Fatma ñu lay dalal jàmm c'est un plaisir en tout cas de te retrouver toujours ci banlieue bi alors ici à Guédiawaye Golf Sud ñu ngi nag ci suufu pont bi waaye nag comme niñ ko gisee tamit vraiment ci image yi defe naa ne pont bi ak ci plage bi yëpp nit ñaa ngi fi parce que nag vacances lañu wax RTS 2 fas yéene ànd ak yéen nag ci li nga xamante ne bi moom mooy banlieue bi ci vacances yi Fatma ñu gis vraiment que à Pikine comme à Guédiawaye mode bi daf fay am solo. maa ngi lay fay yaa xam di nuyu téléspectateur u RTS 2 yëpp di nuyu surtout ñi nga xamante ni ñooy gën a seetaan rubrique coup de cœur bi nga xamante ni moom laay def di nuyu tonton Mamadou Fall. di la wax ni que c'est toujours un plaisir c'est le plaisir est partagé. Toujours. Et donc man bi ma njëkkee dem mooy marché Mame Diarra. dama dem foofu gis tailleur yi. bi ñu waxtaanee ba pare. ils ont fait que confirmer en fait parce que bi ma ñëwee dama amoon sama question di leen laaj est-ce que mode bi réellement. si banlieue bi lay jóge wala jógewul fii. donc oui. donc waaji nañu effectivement nañu tailleur yi nekk biir Dakar yëpp. ñi nekk centre ville ñëpp ci banlieue bi la ñuy jógee. fii la ñuy jàngee ñoo doog a dem parce que en fait modèle yu bëre fii lay jógee doog a dem ci banlieue bi. Exactement. donc ñoom nee nañu waxuñu banlieue mais banlieue la ñuy wax. banlieue ah ben écoute Fatma moi je confirme. gis nga ñun li ñuy sauver. fii Sénégal mooy la formation professionnelle xale yi. bu ku nekk amee métier rek. problème bu chômage bi réglé. tout à fait. Andi family dance parce que au début ñu ngi ko tuddee woon andi rythme donc ñu nekk fi di fecc andi rythme bale yi nga xamante ne ay handicapé composé ak ay valide ñoo ci nekkoon donc li ma gën a dugal ci fecc mooy maanaam man dama ko njëkk a bëgg donc bëgg ko ba pare ma choisir ko pour mu nekk sama métier loolu moo tax tey jii may fecc andi seeg sama yeneen i morom handicapé ak valide ñuy fecc. njëkk fecc fii si kii bi lamba la tudd waaw loolu Mali la fecc noble la quoi waaw loolu moo tax ngay gis ñuy def pas grâce yi
parce que fecc noble la lamba Mali la cosaano ak Guinée parce que Mali ak Guinée presque ay cousins lañu waaw bi si topp Dundumba la waaw Dundumba tamit c'est la danse des hommes forts en même temps Dundumba dañ ko créé si gars yi di béy si biir àll bi quoi waaw gars yi dañ leen doon topp ñu béy ba seen yaram tàng après ñu fecc parce que fecc góor la quoi mais jigéen dañ ciy boole jigéen pour mu def animation nii rek waaw loolu mooy Dundumba bi bon à part Dundumba bi am na Triba tamit Mali ke Guinée la jóge loolu si benn xeet la bokk landuma la ñoom ñooy fecc Triba loolu seen cosaan la képp koo gis Guinée mu nekk landuma rek war na mën a fecc Triba. gis-gis bi ñu doon xoolee handicapé ak di koy yaakaar ne handicapé dafa war a nekk nit ku nga xamante ne dañ koy defal wala tamit muy dem di yalwaane tey ñun ñi fexe ba di fecc ba di def li nga xamante ne ñi am ay tànk mënuñu koo def wala ñi génn yenn nit ñi ci yenn situation ba ñuy comprendre que tey dans la vie que tout est possible et que la personne handicapée aussi peut aller au-delà des limites donc ñu gis ne ñun dañuy utal ay barrières te alors que laago bi warul tax tey ji ñu ñuy freiner donc moo ñi gën a poussé tey ji ñuy fecc wane tey ji ku yor ñaari tànkam ak nit ñi ñuy waxee handicap mooy ñi am benn manquement mën nañ def comme ñoom lu ñuy def wala ñu romb leen loolu moo tax ñi gën a def loolu satisfaction boobu daal man am naa ko parce que tey ji day tax ne aussi leneen li yeneen handicapé yi nga xam dañ leen doon tëj seen biir kër yi wala ñi am complexe génn tey bu ñuy seetaan dafay am lu muy def si ñoom ba tax na tey ji kii bi ñu yoroon noonu benn xalaat arrière pensée boobu dafay dañ buñ ñu gisee ñu xool ne kat ñii suñu morom handicapé lañ ñu ngi ci télé yi ñu ngi ci fépp di def lii alors que kon tey ji man waratuma may tëju donc dama war a ñëw jéem a essayer génn def comme ñoom. lépp lu ñuy def si ñun la daa gis ñuy cotiser par jeudi ku nekk day indi 100 francs dañ koy dugal si biir kees bi comme ça pour jëmbee der bi bu tojee après pour ñu mën a jënd der gars yi fort parce que gars yi dañuy tëgg dañuy fort. xam nga loolu la ñuy def ak chaque dimanche ñu dem kër benn artiste ñu toog waxtaan parce que on est dans la famille quoi dañoo bëgg lépp mu nekk famille loolu moo tax xam nga rek entente bi mooy tax lépp lu ñuy def tamit mu mën a méngoo. Guédiawaye dafa nekk localité boo xamante ne dafa riche en culture. jóge nañu Pikine gis nañ la fa ne ci wàllu suñu mbaax wante yaakaar naa ne waa Guédiawaye ñoom itam desuñu si ginnaaw waaw ñu demoon nag seeti ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu pecc mi buñ ne pecc mi nag danse ballet ñu def benn focus sur waa handicap family dance tout à fait muy modèle boo xamante ne vraiment je pense que ne yaxam jaroon na ñu dem seeti leen absolument wane ne ñi nga xamante ne ay handicap lañu ñoom par yenn saa yi mën nañu def wala ñu teg jéego yoo xamante ne ñoom ñooy gën a valide sax ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax valide dëgg la donc ni nga ko junjee sànq ñu demoon seeti leen nag ñu ngi leen fekk école Canada fa la ñuy defee seen répétition ñu feggoo ci ak beneen troupe boo xamante ne ñu ngi leen di woowee Africa Rythme fi ñu leen di gis ñooñu nag nekk nañ ay troupe yoo xamante ne participer nañ ci ay festival yu bëree bëri am na si yenn yoo xam ne jot nañ si am ay prix am na si yeneen yoo xam ne nag jot nañ dem représenter fièrement Guédiawaye ak lépp li nga xamante ne moo ko wër yaa xam lii ngeen wane lu am solo la ndax bu ngeen ñu ko wanul woon ñun duñ ko xam te ñi nga xam ni yàlla daf leen def ñooy wéy laago yi mais ci société bi la ñu bokk suñuy doom lañu suñuy soxna lañu suñuy jigéen lañu te boo leen utul lu ñu jàpp dañuy nekk ci mbedd bi di yalwaan dëgg la su leen yàlla may xalaat bii nag ñu dem former seen troupe théâtrale di fecc dootuñu nekk ci mbedd mi di yalwaan loolu lu ñu war a encourager la dëgg la moo tax ñu ngi demander à monsieur le maire Alioune Sall comme nekkul suñu commune mu dem xooli loolu dimbali leen développer ko di ñaan aussi suñu maire honorable député Aïssatou Sow Diawara waaw mi toog fii tey lu mel nii mu inspiré ci créer au niveau d'autres communes très bien parce que commune bu nekk bu defee lu mel nii rek léegi mendicité jeex tam-tam cum tam-tam amul yëkk kii actualité bi mooy vacances yaa ngi taxarnaase vacances yi jot na Ami Collé toj nga kas Alnabi Ami Collé laal nga laalake Ami Collé teg nga sa loxo ci ëkk ndax vacances yi ca hôtel Campenan nga koy passé tam-tam cum tam-tam amul yëkk kii ndeysaan
lamb ju mag ji fi amoon ci diggante mbër mu mag mi ñu naan Benno ak keneen ki ñu naan Opposant di fàttali ne mbër mii ñuy wax Benno ne woon na ne dina sëqal yoon wi mbër mii ñu naan Opposant ne woon na dina pëndal yoon wi lamb jooju nag fi mu mujj mooy Benno bënnal na Opposant tam-tam cëm tam-tam amul yokk koki waa Qatar ñaxatali woon Karim Wade daaw ba génne ko ci football club de Rebeuss ñoo xettali Neymar ba génne ko ci Barcelone jëme ko ci Paris Saint-Germain ngir tuubloo ko ginnaaw bi waa Qatar tuublowee Neymar defloo ko jullit ñoo ko yóbbu ci jàkk ji di jàkku Paris fële Neymar jullee tisbaar Neymar nag léegi mi ngi tudd Abdallah Ousmane Neymar noonu la ko waa Qatar tuddee tam-tam cëm tam-tam amul yokk koki laaju tey bi mooy doole ak làmmiñ ku ëpp doole bu dee ci làmmiñ rek la làmmiñ ëpp doole wante bu dee ci doole rek la doole ëpp doole amul yokk koki les vacances. El Hadj Thierno Dramé maa ngi lay nuyu c'est un plaisir de te retrouver encore une fois fii ci Guédiawaye waaye di fàttali nag téléspectateurs yi ne comme nañ ko junjee au début Guédiawaye ay communes yu bëri la donc ñu ngi ci deuxième commune bi Thierno maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est toujours un plaisir en tout cas de te retrouver ci Tam Tam Vacances. di la nuyu yaa xam di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew ak téléspectateurs yi. wax ni rek dañu continuer suñu mission. mooy fexe. dem ci banlieue bi wan sénégalais yi parce que bu ñu ñëwee c'est pas seulement pour les gens de la banlieue. dëgg la mais sénégalais yi ñi dëkk Dakar ki nekk Ziguinchor. ki nekk Saint-Louis. à l'extérieur ñu xam voilà à l'extérieur aussi. banlieue sénégalaise lan la. derrière ce mythe là. bi nga xamante ne moom leen collé. en réalité il y a une histoire. exactement il y a une vie. tout à fait ñu wan leen effectivement lan mooy banlieue. pour ñu découvrir exactement te xam nga Thierno comme ni nga ko waxee découverte yooyu daf cee am solo lool parce que nag suñu waxee njaareem wax dëgg yàlla xel dafay dem ca Bawol ca fa ma dëkk waaye ñu ne njaareem ne Limaamu Laay xam naa ne suñu invité bi bu ci kanamee dina ci ñëw waaye mbokk yi dañuy am mbégte lool di recevoir monsieur Abdoulaye Sall mi ngi si suñu plateau di conseiller municipal fii ci njaareem Limaamu Laay monsieur Sall RTS2 mi ngi lay nuyu di la gërëm bu baax a baax ci teewaay bi nga teew ci suñu plateau monsieur Sall maa ngi leen di fay di rafetlu seen ñëw bi fii yaakaar naa ni bu ñu waxtaanee ni ko Thierno waxee sànq ak suma mag jooju doon wax dina am lu bari loo xam ne dina feeñ dëgg la waaye daal xam leen ni waa Njaareem Limaamu Laay daal ñu ngi leen di dalal très très bien en tout cas macha allah dal bi rafet na Thierno xam naa nag dañuy dugg ci vif du sujet bi parce que sànq maa ngi koy junj ñu ne daal ça a toute une histoire ak vraiment link bi nga xamante ne def nañ ko ak Njaareem ak sëñ Fallou ñu gis ne que ñi ngi sos Njaareem Limaamu Laay en 1971 donc ab ndigal daal la ñu toppoon ba daal sas li nga xamante ne bi mooy commune bi la waaw liggéey bi sax dafa am lu ko jiitu parce que ni ko góor gi Diallo waxee fu ñu dëkkoon mooy parce que booy xool suite logique la diggante Pikine ak Guédiawaye tout à fait ñi dëkkoon zone Colobane HLM ak fi ñu installé li nga xam ne mooy monument ñooñu ñëpp bi ñu fa waree tabax infrastructure yooyu dans un premier temps ñi ngi pas déloger wuñu leen dañ leen disons reloger dañ leen déménager tout à fait ñëw Pikine après à la suite de ça ñi ñëw Guédiawaye donc comme ni mu ko waxee amoon ñu refusé ci loolu lañ dem ci sëñ Fall waxtaan ak moom mu wax leen lim leen di wax ba ñooñu daal di dégg ndigal ñëw dëkk ñi toogoon parce que ñi ngi doon am xel ñaar ndax fa ñuy dem dina dàq fi ñu nekk déjà ñu gisal seen bopp ñoom tamit ñëw ci loolu monsieur Sall si la Njaareem Limaamu Laay di màgg ba toll nii mu toll dëgg la damay def benn précision rek maanaam ci 71 bi waaw daanaka amul woon encore commune Njaareem Limaamu Laay d'accord ndax commune Njaareem Limaamu Laay mu ngi juddu ci décentralisation bi en 1996 bi ñu indee communalisation bi ci la juróomi mairie Guédiawaye nekk département voilà en 2002 le Guédiawaye nekk vraiment un département à part entière mais que en 96 la ñu am les 5 communes d'arrondissement très bien donc
ci la ñu jël seeni tur ñii tudd Golf ñii tudd Sam Notaire ñun par rapport ak comme ni nga ko waxee amoon nañ fi quartier bu ñuy wax Njaareem moom moo nekk ci wet bi ñu am aussi beneen lycée bi nga xam ne bii dañ ko tuddee Limamoulaye ñu daal di boore ñaar yi tuddee ko Njaareem Limamoulaye kon daal tur bi fa la jógee voilà quartier bi ak lycée bi def ko Njaareem Limamoulaye dañu am suñu benn mag benn bàyyi bu tuddoon Alioune Gadiaga moom ci boppam moo doon chef de quartier bi daal di tuddee quartier am Njaareem moo tax boo leen seetloo marché bi sax marché Njaareem la tudd dëgg la kon fekk it fii di goxu Seydina Limamoulaye ñu daal di ciy profité daal di jël ñaari tur yu mag yooyu daal di koy lëkkale tuddee ko Njaareem Limamoulaye am na marché ci suñu biir gëstu on a vu que Guédiawaye bokk na nekk na département boo xam ne amul mën nañu wax industrialisation amul de ay PME yoo xamante ni dinañ recruter jeunes yi nga xamante ni fii la ñuy émerger fii la ñuy jàngee ba am seen ay diplômes est-ce que yéen tamit réalité boobu ngeen di dugg en dehors du marché yan activité économique ñoo fi nekk yoo xam ne mu ngi suqali commune bi en même temps permettre aussi seen ñi nga xam ne ñoo fi dëkk ñoom tamit ñu mën a yor seen bopp. en fait comme ni nga ko waxee en dehors des marchés. oui am na li ñuy wax artisanat maanaam ñi nga xam ne ñi c'est des artisans muy menuisiers yi ñu ngi ci jouer aussi benn rôle bu am solo mécaniciens yi ñoom it ñu ngi fi jouer lu am solo parce que en dehors seen activité économique maanaam koom-koom bi waaye aussi activité de formation ndax xam nga toll nañu fi jamono yoo xam ne dañoo amoon ay déperdition scolaire ñoom daanaka ñoo récupérer xale yu bari ba forêt ji wuñu leen ci mbedd mi loolu mu nekk un élément boo xam ni dafa nekk économique ba pare nekk social leneen li muy tey jii suñu jigéen ñi organiser wu nañu organisation boo xam ni en dehors des marchés am nañ fi lu ñuy wax ay union communale am nañ fi ay groupement de promotion féminine yoo xam ni tey lépp lu jëm ci transformation par exemple des céréales locales ñu ngi koy def ba am nañ ci ñoo xam ni sax xereñ nañ ci xereñ boo xam ndax def nañ ci ay formation yu mucc ayib ba fi ñu toll nii seen i production sax ñu ngi koy génnee ba bitim réew ñu ngi koy exporter di ko exporter muy loo xam ni day indi ay koom ci biir Njaareem Limamoulaye C'est un plaisir de te retrouver tout en sister. Yo, yaa sama grande sœur. lu yàgg dëgg la. da nga war a xam ne les plus grands artistes vivent dans les banlieues. ok kooku moom soxla ñu sax Dakar pour dund. ñoom seen programme rek doy na leen pour am salaire chaque fin du mois. très bien wax dëgg yàlla. te tey indi naa un artiste un grand artiste. oui bon ba macha allah est-ce que nu ngéwul la bokk. il s'appelle Bassirou Diagne. Bassirou Diagne. Diagne naar wala di la expliquer kan mooy kan. ba ñu teg clip ñu tegal ko playback. waaw bu woon Sénégalais li mu mën. très très bien. te fii la dëkk ah Guédiawaye fii la dëkk. d'accord très bien donc on se check. allez Bassirou Diagne. ñu dem ak Bassirou Diagne. playback chéri jox ma sa xol bi jox naa la sama xol su ma doon yow baby doo dem bàyyi ma mbëggeel dafa neex mbëggeel dana mi serloo dana yokki xalaat dëgg-dëgg sama gaañi fu mu jëm ak mbëggeel I love you mbëggee ma xol seetul melokaan su bëgg du tàggoo seetul géwél beeg bala man sa beeg ki bëgg daal yàlla koy def ci jaam min sa morom bañ koo jikko la ku la bëgg lool ba jox la xolam bégal ko war na la Xadi Njaay taala bakar chéri Njaay bëgg nga ma bëgg naa la nanu weccoy xalaat ko bokkal xalaat du réerooy mbëggeel I love you mbëggeel dëkk ko yomb na waaye daan ko jafe dëgg-dëgg sama gaañi fu nu jëm ak mbëggeel Je suis coiffeuse. Ah bon? Oui. J'ai fait 25 ans de coiffure. Après nag ci laa bàyyi coiffure avec les enfants ñëw nag ci art bi
Un artiste plasticien, c'est un artiste parce que dans le monde des arts, il y a différents domaines. Il y a la musique, il y a la danse, il y a aussi la peinture, le plastique. Le plastique, c'est la forme, n'est-ce pas? L'artiste plasticien, c'est celui qui peint ou qui sculpte. C'est ça l'artiste plasticien. Poupée yi maa ngi koy confectionner avec du fer. Je fais tout à la main. Poupée yi nga gis fii yëpp sama loxo laa ko def. Loxo laay liggéeyee avec colle force. waaw amul benn boo xam ne rek machine jaar na ci. Un beau jour laa jël ay carton wu gouache yi ma doon def quand je faisais l'école des arts ma yóbbaale woon ay carton yoo xam ni ay carton peinture quoi. ma yóbbu ko benn jour. C'était vers en 73. ma yóbbu ko sunu salle de prof pour décorer la salle de prof. Tu vois bi ma ko décorer bi ñu ko defee noonu rek. Aussitôt après rek il y avait une collègue tubaab là bu ñëw daal di laajte affaire yi kan moo ko def. Après un collègue là prof mathématique ni ko kii c'est monsieur Diop moo ko def mu ne ko kii lii daal su fekkee man je suis prêt à lui procurer du matériel bu ci defaree yu mag dinaa ko mën a écouler parmi mes compatriotes coopérants quoi bon. Après waaye ñëw wax ma ko noonu la lancé wu quoi ñu daal di may jox xaalis ma jënd matériel ay kii ay isorel yooyu c'était même pas de la toile. Ah et c'est de la peinture industrielle bon ma def ci une demi-douzaine de tableaux. Ils me l'ont écoulé aussitôt ah et ça faisait presque doubler mon salaire. Éponge laay def colle laxas ak éponge bi taxawal poupée bi ah door a ñaw génne bët yi su ma yeboon ma ne man lii may def nii maa ngi wax ci télévision je suis la seule qui fait ça. Tableau bi toile la marouflée avec et puis ma def ci ay des matériaux de récupération. Toile de jute plus carton plus bois tout ce qui est matière quoi. ma inspiré pour ma def art ma grande sœur dafa doon def art elle faisait de l'art ñun daal suñu famille yëpp art la ñuy def. Même soo nu xoolee aar lañu. mbokk yi ñu seetaan nag muy aar bi moo ngi fépp ci Sénégal waaye ñuy kontaan ci découverte bi nga xamante ne bii suñu xarit Aïcha Touré demoon nañu ko defali donc muy portrait croisé bu mu def ci Mame Koumba Sané ak Pape Seyni Diop Aïcha dañu lay dalal jàmm bu baax a baax ci njaareem Limamoulaye di kontaan ci sa teewaay parce que nag wax dëgg yàlla mënuñu fi ñëw ba dem te duñu dugg nag ci ruq-ruq ruqaat yi dem ci mbirum daal ay découverte côté art muy ay poupée waaye tamit ay tableau yu am solo Aïcha. yaa xam maa ngi lay nuyu waa Guédiawaye yëpp. kontaan di la retrouver ci plateau bi. et j'ai été comme d'habitude dama jàng. parce que dem ci ay artistes peintre wala plasticien. Tout à fait ba pare ñu ngi lay jàngal lan mooy art. c'était vraiment un plaisir. alors Aïcha ñu gis nag ne que comme femme bi ni mu ko waxee gis ngeen poupée yi ak finesse bi mu àndal ak rigueur bi nga xamante ne bii ñu ngi ko ciy def muy fàttali ne lépp lu nga xamante ne bii gis nañ ko ci moom lépp moo ko def ak loxoom. daf koy def ak loxoom te nee na moom su amee xaalis nii. au lieu mu dem di récupérer ay fer affaire yooyu. day jël xaalisam. jëndal feram et puis elle confectionne elle-même. d'accord mais am na ay apprentis. ay jànq ñu nekk ci atelier bi. et puis elle leur apprend. Donc def transmission en fait. D'accord. De talent. Alors comment ça se passe pour elle? Est-ce que la vente ça marche ici au Sénégal wala est-ce que aussi au niveau de l'extérieur mi ngi arrivé di écouler marchandises am? Alors Mame Koumba Sané elle a dafa am atelier am exposition village artisanal. D'accord. Donc ce qui fait que képp ku ñëw. di bëgg a jënd ay poupées et tout elle arrive à s'en sortir. D'accord. Parce que tey nee na elle vit de son art. Ok. Et elle aime ça.
très très te moom bien. artiste la nee na. Bah oui, ça se voit, une famille artiste là. Ah oui. En tout cas, ñu ngi koy nuyu et di ko souhaiter bonne continuation. Ci biir loolu dama dem xool suñu électron libre bi di suñu xarit Big D. Big D fan nga féete fii ci Njaareem Limamoulaye Big D. Yeah, sister. Yeah. Alors on est encore là, Guédiawaye. On est là pour rester là. On est du côté de Niarem, you know. Di dem nuyu benn artiste moo bëgg a présenter. Sànq wane naa benn artiste mbalax mais xam nga man rappeur la. Dëgg la dama xaw a fiir quoi fu ma xëcc sama gars yi sama niveau. Donc benn MC bu nekk fii côté Niarem topp ma boy. Mu ngi nii. Ok, il se nomme le groupe Sacré Fight. Respect yo. Ak rouge bu nice bu nu mu demee. Nice guy and cool, me cool. Yaa ngi cool. Yeah, respect for everybody. C'est comment tu t'appelles? Le groupe c'est Sacré Fight. Sacré Fight, yeah. Le prénom c'est? C'est Bouba, man. Bouba. Bal Bouba bu France. Sénégal. Bouba. Non, Sénégal. Mon petit dounou. Bouba bu Guédiawaye. Mais Bouba, comment tu vas? Ouais, je vais bien et toi? Cool, mais tu suis Tam Tam souvent? Waaw, bu baax. Émission bu ma neex la voilà. Et qu'est-ce qui te plaît là-bas? C'est nos présentatrices? Waaw, yaa xam naa ko. Peut-être su ma gisee dina ma xàmmee parce que mos nañ daje Biscuiterie Médina. On se connaît voilà. Tout à fait, salut. Aïcha, waaw dama koy gis ni. Moo nekk ni lu weex li nii? Non, mënu ma ko xool. Alors mon frère, on va parler de ta carrière. Naka Guédiawaye, naka hip hop bi fii? Bon, ñu ngi takkale bu baax. Mi ngi neex. Franchement, gars yi ñu ngi liggéey. Bon, ñu ngi ci quoi, voilà. Et yow, depuis quand nga commencé cette carrière? Bon, 2012. Bon, pratiquement mën nañu wax 2012 parce que 2012 la ñu formé groupe du man kase am na sama beneen groupe mais actuellement dafa nekk di liggéey comme Tabaski bi styliste la donc mi ngi ci liggéey bi quoi voilà donc man maa ko représenté fii di teewal Sacré Fight voilà donc mu nekk benn affaire boo xamante ne nii yàgg nañ ko bëgg yàgg nañ ko suivre avant 2012 ñu ngi doon rap mais 2012 la ñu gën a bon focaliser wu ci hip hop bi. Mais est-ce que mën nga ñu may dara bro ñu xam yaay kan tu vois. Jël mic bi teel mic bi mais wala sa bopp yow. Yeah, ok wax ma fan nga xam fan nga dem ak fan nga nand wax ma yaay kan lu waral tey lu waral man ma nekk fii musuma si jóg faat bi musuma si jóg dama yàgg faat sama self déggoo wuy sama ndey li ma yàgg bañ nangu naa ko tey ngir sama yaay dama bett mooy dama fogoon ne liggéey dina fay du ma nangu di job ngay jël sama ñàkk ko ma ñàkk fayda joxal ma 1000 bi may paa téeméer bi jox ko sama yaay yéegu ma taxi baay ma jël si per bi day fay yàgg na mu suñu basé wu fenn au contraire dañu du yàgg di bañ am di la jox sama xalaat du deñ dafa yàgg rek mais di nga dem ba di bañ musuma si jóg faat bi musuma si jóg respect for everybody. yaa loo ko gisee. En tout cas musu si jug te du si jug et je pense que le message est très fort quand même. C'est clair. Ah ben c'est génial. C'est génial. di kontaan lool ci sunu teewaay fii waxoon nañ leen ko nag Tam Tam Vacances dafay ñëw ak yéen ci banlieue bi donc ñi ngi encore une fois fii ci Guédiawaye waaye nag dinañ fi toogaat ab diir incha allah suba dina am beneen gox muy Wakhinane Nimzatt nga xamante ne bi foofu tamit danañ fa teew mbokk yi ñu bëri dañuy faral di dégg nag Médina Gounass waaye dañuy ànd ak suñu xarit El Hadj Thierno Dramé. ma lay nuyu di nuyu suñu invité di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew. di wax ni comme logique bi ñu nekkee rek dem ci li nga xam ni mooy gox-goxaan yi ci banlieue bi. xool ba xam nu ni di dundee foofu ndax. tout à fait ku dëkkul banlieue doo xam. te souvent wax nañ ko démb waxoon nañ ko plusieurs fois ñu bëri. dafa am gis-gis boo xam ne dañ koy amee ci banlieue. dëgg la te yàlla xam na ni. demeewul noonu. ndax banlieue dëkkuwaay la. dëgg la rek ay nit a fa dëkk. tout à fait bu si tu me permets dañuy dugg ñu xool image yi nga xam ne. très très bien jël nañ ko. waaw muy wane visage yu Médina Gounass léegi. xam nga ñu ngi boo gisee image yi am na tali wax nga ko sànq. tali bi dafa am histoire. xëy na dinañ ci dellu si. am na ay marché am na économie am na vie. tout à fait xam nga am na vie maanaam ci gàttal mooy foo xamante ni nit ñaa ngi xëy nit ñaa ngi gontu. ñi ngi dem ak ñëw gis nga ay teen. xale yi ci li bassin la. oui bassin de rétention boo xamante ne ni def nañ ko fi. pour évacuation eau de pluie ñii dañ leen fekk ñii liggéey justement pour dindi kii bi nga xamante ni moo fa nekk pour ndox bi mën a circuler. donc c'est des images très récentes yii nag ay habitations yoo xam ne. ñi fi dëkkoon ndox bi moo leen fi jëlee. d'accord. xam nga loolu dafa metti nga tabax sa kër ba pare. war a ndox dem ñëw
war a dëkk wala nga dëkk ba pare ndox bi ñëw jël ko donc loolu day résumé oui day tënk li waa Médina Gounass doon dund image yaa ngi nii lii c'est récent parce que dinañ ci dellu si plus largement problème inondation mi ngi fi woon c'est le grand problème auquel population yi fii moom lañ doon dund mais tey lu bëri évolué na Ahmed Sylla dina ci wax fii ñu toog il y a quelques années waxuma la sax toog xalaatoo woon sax jaar fi mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu population Médina Gounass yëpp di nuyu bu baax particulièrement yéen ñi nga xam ne yéen laa bokkal plateau bi rawatina waa RTS yëpp di nuyu suñu kilifa yi ñu bokkal jotaay bi muy suñu papa ak suñu yaay di beral nuyoo bu baax suñu kilifa muy monsieur le maire Beydi Ba di kontaan bu baax di rafetlu émission bi aussi di am mbégte ak kontaante ci teew fii tey di wax ci facette Médina Gounass avant ak après. ñu def rek lu dugg ci waxtaan bi parce que yaakaar naa ne am na ay leeral yu nga xamante ne bi ñi ñuy seetaan en tout cas ici au Sénégal et même à l'extérieur dina am solo ñu jot ci information yooyu Thierno. waaw defe naa bu njëkk bi mooy ñu wax un peu askan bi Médina Gounass nan la sosoo parce que am na histoire xam nga dëkk boo gis rek day fekk suuf la woon wala àll la woon wala leneen lan moo indi tey nit ñi ñëw installé wu fii Médina Gounass. waaw jërëjëf Thierno laaj nga ma laaj bu ma neex aussi laaj nga ma laaj bu neex population Médina Gounass pour que nga laaj ñu Gounass histoire am fi mu jógee histoire Gounass mu ngi sosu en 1962 ñu ngi déglu ci histoire ci jamono ay mag ñu ñaanal sunu papa Thierno Kane yàlla na ko yàlla yërëm moom ci kilifa yi Médina Gounass la bokkoon na ci ñu sos Médina Gounass ci histoire Médina Gounass wax nga léegi ndax àll la woon wala suuf la woon dégg nañ ci mag ñi nee nañ jamonoy Médina Gounass bu njëkk ba boo toogee ba heure bi ñemewoo génn ndax da ngay xalaat yeneen ak yeneen yu la ciy këf kon bu ñu demee tey ba Médina Gounass ñu sempi fi ay R+2 R+3 kon dafay wane ni Gounass ba njëkk am na changement bu mu indi tey ci guddi yi ñuy wax ak yéen alors mës naa dégg ñu ne ñi fi njëkk installé wu ay guddi lañ doon tabax te bañ leen di jaay suuf si guddi lañ leen ko jaay ndax la ñu xamul woon mooy fii yoonu ndox la woon mu am sécheresse ndox bi dem ñu ñëw installé wu tere woon nañ leen mais ñu continuer installé wu ba loolu indi xëj na tey yenn problème yi ñuy dund est-ce que noonu la demee waaw li ma dégg ci mag ñi mooy nee nañ jamono yi ñu dëkk ci biir Médina Gounass kenn xalaatul woon ndox dina nangu sa kër parce que boo doon dox ak say dàll carax sax soo moytuwul say tànk day suulu ndax suuf su bari peut-être que nag jamono di dox ba peut-être que ndox mi ñu def fi benn tëli boo xam ne tëli rang-rang la woon amul latrik amul dara xëy na tëli boobu di toj ba am benn pax boo xam ne mu ngi tolloon sama kër en face fi ma dëkk loolu waraloon ndax bu ndox mi tawee mu taaju foofu di gën a toj tëli bi di gën a yaatal ba pratiquement mu nangu espace bu yaatu ci télé bi loolu moo waraloon inondation bi sax biir Médina Gounass. Très très bien alors ce serait bien monsieur Sylla ñu ñëw nag ci période yooyu parce que sénégalais yu bëri dañuy dégg que c'est vrai que fii c'était impraticable vraiment inondation bi sonaloon na leen torop ñu ñëwaat ci période boobu naka la ko population bi doon dundee. waaw population bi ñu ngi ko doon dundee nu metti lu difficile lu jafe woon ci jigéen ñi rawatina. suñu doom yu ndaw yi nga xam ni dañu daan génn pour jàngi ñu war leen teg ci condition yu bien te daawuñu ko am mu nekkoon loo xam ni tey firnde la ci tey ñu teg suñu siège nga sol sa coquette yu rafet nga taxaw fii ci période bii ci waxtu wi defe naa ay temps mënoo ko woon am ndax ndox mu bari kon nag bu ñu amee tey ñu am émission ci waxtu wi mois d'août en plus nga toog fii naan da ngay def émission te doo xalaat xuus si ndox mi doo xalaat bani di la taq kon loolu dañ ci sant yàlla bu baax di ci sant nag état du Sénégal parce que dama lay wax ne ay temps jamono yi temps li ko dalee montagne bi ba kër Sërif Abba benn yoon lay doon soo tegee gaal da nga ciy daw gaal gi da ciy daw yàlla di def ñu ne ci loolu di ci xeex guddi di ci xeex suba di ci xeex ngoon dañ ñu daan tegal moto pompe caméra yi nañ ko jël bii ci ginnaaw dañ koy félicité bu baax yàgg nañoo génnee ci situation yi mais daan na yàgg nag daan nañu tegal moto pompe mu daw 4 jours ndox mi du sax yëngu da ngay yaakaar ndox mi day gën a yokk
c'est énorme ça. waaw benn jour la ñu mës a am moto pompe boo xam ni. ñu ngi ciy sant monsieur Ba Beyti Ba. boobu nekkagul maire. mais indil nañu ko ci dooleem ak ay pexeem ak ay partenaire am. bi mu wàccee machine bi ñu bëri dañu doon wax monsieur Ba daf ñu xaw a yab. parce que moto pompe bii. mënu fi dindi ndox mi. defe naa boobu la ñu mës a gis ndox pompe tàkk 45 minutes ndox mi jeex ñu bale suñu tëli. livre bi Aminata Sow Fall dafa toog 12 ans après mu doog ñuy andi livre bi ñu tuddee l'Empire du mensonge ak livre bi aussi am na jàngat yu bari yu ci am c'est comme si 12 ans yi mu toog yëpp dafa meraloon société sénégalaise léegi nag lii c'est comme si benn crachat bu mu def par rapport ak li xew ci société bi actuellement. thème yu bari génn na ci comme genre jom fulla abnégation travail et tout te loolu le personnage principal bi ñu tuddee Sada incarné Sada dafa soo ko gisee benn père de famille la buy vivre dans les valeurs boo xamante ni actuellement je peux dire moo manqué Sénégal moo manqué en Afrique couvé na famille ci dund bi et tout léegi pour nga comprendre Sada ni mu mel dafa obligé remonter ba ci arrière grand-parents yoo xam ne ci alxuraan lañ ko yar et tout et jukko yi rafet yi ci milieu boobu ci lañ yaree papaam ma pate wax amutoon les moyens qu'il faut mu nekkoon dëkkoon ci banlieue bi inondation bi mu ñëwee mu obligé dem ci dëkk ci benn décharge ordure ñu mën ko ci suñu remonter histoire mën nañ wax ni que mbëbës la ñu tuddee ko buuju entre guillemets malgré fi mu dëkk malgré que milieu bi c'était pas favorable Mapate réussir na yar doomam ci benn climat boo xam pour te dire que c'est pas xaalis mooy forger nit mais valeur yi ñu koy transmettre. Aminata Sow Fall au lieu que mu ñëw andil ñu benn problème bu ñu posé non dafa indi une solution au problème qu'on vit actuellement dafa indi une réponse une solution boo xamante ni mun na nekk benn viatique pour tout le monde. Pendant les vacances la meilleure chose à faire c'est de lire mën nga jël sa livre dem plage toog lire y a pas meilleur endroit dem ci jardin yi nga lire lecture déjà. C'est pas que nga nekk littéraire et tout non lecture c'est recommandé pour tout le monde journaliste scientifique docteur et tout ñëpp dañu war a lire parce que dans la lecture si la ñuy mën a amee des idées beaucoup plus claires des idées beaucoup plus nobles quoi. mbokk yeeg xarit nag gis ngeen sujet bi ñu suñu xarit Abdourahmane indil ci mbirum littérature sànq nag El Hadj Thierno Dramé ba muy génn plateau bi nee na ma yaa xam mais libre mais waxal téere benn yoon te muy dëggit kon nag ci mbirum téere bi nga xamante ne bi Aminata Sow Fall bind na ko l'Empire du mensonge mu am ay sujets yu bëri yu nga xamante ne bi moo ngi ko ci dugal dinañ ci waxtaan ak Abdourahmane ñu ngi lay nuyu en tout cas c'est un plaisir de te retrouver et surtout nag en banlieue te di kontaan nag Abdourahmane saa su ne parce que depuis que ñu commencé ñëw ci banlieue bi commencé Pikine ñëw Guédiawaye en tout cas on a des informations même ñun sax ñi ngi jàng mbir yu bëri yu nekk lu am solo ñi ngi lay dalal jàmm bu baax a baax fii ci Médina Gounass. waaw yaa xam maa ngi lay nuyu. di nuyu waa Médina Gounass. di nuyu suñu invité bi monsieur Sylla. et kontaan ci li ma teew fii. dafa bëri ay coïncidence ak ay hasard yoo xamante ne nii c'est tout à fait heureux. tout à fait mais dinaa si ñëwaat dama bëgg. toujours wax ci sa waxtaan ak Thierno Dramé. téere en fait moom mooy livre. dëgg la ci wolof waaye téere dafa am ñaari signification ñaari sens. oui mooy téere boo xamante ne nii dañ koy jàng. téere boo xamante ne nii da lay aar. dëgg la et livre Aminata Sow Fall bi téere la ci ñaari sens. mooy day aare ci ñëwaat dafay aar. parce que Aminata Sow Fall dafa nekk écrivain boo xamante ne léegi am na 74 ans. tout à fait waaye donc mag la. macha allah ñu ñaan yàlla guddal ay fanam encore bàyyi ko ba ci kanam dafa doon koo xam te ne dafa jar a bàyyi xel dinaa ci ñëwaat. mais dama bëggoon wax. ci wàllu coïncidence ak hasard xaw ma le hasard n'existe pas yoon bii laa leen jaar su may jàngi.
c'est vrai. tali bi fi ma doon sa yoon. ouais. et bi ngay jàngi c'était comment. dem jàngi Limaamu Laay. et c'était comment. non ay suuf la wala ay mbalit wala ay et cetera. d'accord donc c'était pas ça. donc nous on voit l'évolution. Voilà. On voit l'évolution de ce changé. quartier. Ouais. Tout à fait. donc le quartier a beaucoup évolué amoon naa fi ay xarit yoo xamante ne nii ay jàngkat la ñu woon. malgré les conditions difficiles. mais alors pour dire aussi que yow tam jàngkat nga voilà. macha allah aujourd'hui donc. c'est des cadres yoo xamante ne dama leen di croiser ci entreprise yi c'est des pharmaciens. c'est des ingénieurs. maa ngi kenn loo xam ne sama xel ci la dem Omar Wane maa ngi koy nuyu au passage xaw ma fu mu nekk léegi. d'accord donc voilà. donc c'était juste pour dire que. Médina Gounass am na nag ay doom yu nga xamante ne bi ñu ngi occuper ay fonctions yu kawe fii ci Sénégal et je pense que c'était bien de le souligner. effectivement parce que démb ñi ngi woon côté boobu Limamou Laye mi ngi ci côté bi. Limamou Laye c'est un lycée d'excellence. tout à fait. et boo xoolee xale yu bëri fii nii Limamou Laye la ñuy jàngee. et di fa def ay résultats yoo xamante ne macha allah malgré les conditions difficiles. très très bien lu jara souligner la. téléphone portable jumtukaay ngir jokkoo woote ak a wuyu yónnee ak a jot message yónnee ak a jot xaalis joxe ak a jot xibaar mu doon lu am solo du yombal dundinu doomu aadama bi fii ci réew mi nag am na ñoo xam ne bu doon man dong du ñu mus a yor téléphone portable habillage sax duma leen permettre ñu daal di ko yor lu tax ñu dugg dans le vif du sujet. thermomètre benn jumtukaay la ngir natt li nga xam ne moom mooy température. téléphone portable mënees na koy jàppee benn xeetu thermomètre ngir natt li nga xam ne moom mooy comportement askan bi. nañu koy jëfandikoo di wane mat nite matadi ñàkk yar ñàkk xam ba ci dofe nëxër fëng bàyyi mu dem xel gee fa nëx ci paan la dëkk rapide sax a ko gën xoolal bu baax li ma lay wax. allo waaw Modou yaa may dégg allo Modou xanaa boo wootee war a mun a nuyoo même bu fekkee ngay woo da nga ko xam. nuyoo dafa am solo am ñaan la su fekkee nag xamoo ko ginnaaw nuyoo na nga présenté wu bu ko defee kenn du la wax. kookan la kooku yow la kan. yéen nit bàyyi leen boo leen décroché rek. kookan la kooku yow la kan. du teggin nit day dal nit du màmm nit du perroquet. waxin dafa am solo nuyoo dafa am solo Abdou Ndiaye waxal ak ñoom waay. nuyu téléspectateur RTS 2 yëpp di nuyu itam ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Médina Gounass di rafetlu seen teewaay itam fii par rapport ak question boo xam ne posé nga ma ko yaa xam mu doon lu am solo xam nga téléphone portable dafa lëmbe dëkk bi dinañ faral di ko wax ne téléphone portable yàq na dëkk bi internet yàq na dëkk bi réseaux sociaux yàq na dëkk bi ma ne déet parce que téléphone portable c'est un outil la boo xam ne boo ko fa tegee boo ko bàyyee fa nga koy fekkaat donc utilisation bi en fait moom mooy poser problème te utilisation boobu tey bu poser problème je crois que dañuy def ñuy renvoyer si li nga xam ne moom mooy éducation boo xam ne Abdourahmane mu ngi ko doon wax sànq éducation jëm ci yar éducation jëm ci joxe xam-xam d'abord éducation jëm ci yar boobu mu doon lu am solo parce que la majeure partie luy feeñ ci utilisation téléphone portable boobu feeñ na ci nit ki fu téléphone portable nekkul donc loolu moom màgg tey ba dem li nga xam ne moom mooy ci réseaux sociaux yi par extension dem ci internet parce que ku ne téléphone portable itam wax réseaux sociaux yi wax itam li nga xam ne moom mooy internet au delà de yeneen yoo xam ne am na si téléphone portable mauvaise utilisation bi ci ni ngay décrocher ci ni ngay waxee nit ki ci ni ngay tegee dil ci yeneen yoo xam ne am na fi mais utilisation bi jéggi na foofu bu internet excès li nga xam ne mooy nouvelle technologie daal di indi problème yu bëri yoo xam ne ci réew mi. alors ñi ngi lay gërëm encore une fois.
waaw mbokk yeeg xarit nag gis ngeen ci sunu plateau bi ma am contentement bu baax a baax fii ci Wakhinane Nimzatt mbokk yi ànd ci ak El Hadj Thierno Dramé mi nga xamante ne bii gox bu ñu dem dafa ñuy indil nag vraiment waxtaan bu am solo ak histoire gox ba El Hadj Thierno Dramé maa ngi lay nuyu c'est toujours un plaisir de te recevoir ci plateau bi fii ci wetu nag bassin de rétention bi ñi ngi lay dalal jàmm bu baax a baax ci Wakhinane Nimzatt. maa ngi lay nuyu yaa xam di nuyu mbokki Wakhinane Nimzatt yëpp di nuyu suñu invité madame Marième Sy wax ni comme niñ ko defaree depuis le début ñëw gëstu ci gox bi saytu histoire am avancement ba ni mu toll ba toll ni mu toll. madame Marième Sy ngay invité jigéen bu njëkk ci Tam Tam Vacances banlieue ñuy kontaan ci sa teewaay fii di fàttali nag ne yaay DRH bu hôpital Dalal Jàmm mu nekk hôpital bu mag bu nga xamante ne bi nekk fa DRH defe naa ne mu nekk lu rëy ci jigéen ñi en tout cas ñu ngi lay dalal jàmm di kontaan ci sa teewaay fii ci Wakhinane Nimzatt. maa ngi lay fay yaa xam man tamit maa ngi am mbégte bu rëy di ngeen recevoir ma ci seen plateau maa ngi ciy kontaan bu baax nga partagé ko ak sa càmmiñ Thierno Dramé donc plaisir bi moom vraiment c'est partagé. merci beaucoup ñu ngi leen di wax tamit ngeen dal jàmm ci Wakhinane Nimzatt. waaw kontaan nañ ci loolu xam naa ne nag incha allah mbokk yi waxtaan bi dana yaatu bu ci kanamee waaye Thierno ñu ànd ak yow rek xool image yi bu ko defee Thierno ñu ñëw nag vraiment ci histoire Wakhinane Nimzatt. waaw dañuy xool image yi nga xamante ni suñu caméraman Masser Thiaw moo ñu ko jëlal. mu nekk ay plan de ville yu am solo parce que xam nga balaa ñu lay balaa ñu wax histoire. dañuy wane li fi nekk déjà. dëgg la li fi nekk mooy boo xoolee ci image di nga gis ay dëkkuwaay nga xam ni Wakhinane am na ñu fi dëkk. te ville la boo xam enfin commune la boo xamante ni. mi ngi grandir. dëgg la grandir bi mooy. population installé wu nañu. xam nga bu ñu démarré ci ay dëkkuwaay yu ndaw. ñu dem ba tey gis ay immeuble R+1 R+2 ba R+3. muy am ay tali comme ni ñu koy gisee nii moo lay wan ni que. dëkk bi mi ngi màgg. dëgg la loolu benn la. ñaareel ba dëkk buy màgg dafa am ay lu koy firndeel. dëgg la firndeel bi mooy ci tubaab mën nañu wax extension mais extension mi ngi matérialisé wu ci ay projet boo xoolee di nga gis. ñi ngi dolli ay tali. ñi ngi tabax li nga xam ne mooy ay centre de santé. ñi ngi tabax loo xamante ne ni tey. kuy tabax dëkk tabaxoo ko yaa ngi nax sa bopp. parce que bu ëllëgee population da nga la fekk sa buntu kër ne la kaay wax ñu yow lan nga ñu yebe. mooy stade. ndax sport dafa bokk tey ci luy dundal réew. moo xam économie bi moo xam santé. moo xam tamit loisir. donc am na gis nga stade boo xamante ne ñu ngi koy tabax fas yéene ci def li nga xam ni mooy gazon synthétique. donc là aussi Wakhinane bu fekkee ni amul woon club. xëy na fii ak 1 an ou 2 ans ou 3 ans dina espérer am club buy évoluer en première division. mooy Ligue 1. tout à fait d'ailleurs fi ñu nekk sax Thierno gis nga am na tamit espace bu nga xamante ne bi sportif yi mën nañ fi entraîner ci wetu bassin bi. waaw dinañ ko gis mooy bassin de rétention bi. mais bassin en fait dañ ko valoriser. valoriser bi mooy mënoon nañ ko tabax nii rek teg ay murs ni di romb dem seen yoon. mais dañu aménager des espaces yoo xamante ni. les gens dañuy ñëw di détendre. wala tamit bu ñu détendre wul def sport. yëkkati weñ. xam nga jaay doole parce que voilà. mais li indi bassin de rétention bi. foog ñu fàttali ko mooy inondation yi. di nga gis ci image yi. am na zone yoo xamante ne ndox baa ngi taa. ndox baa ngi tege. oto yaa ngi jaar ci kaw. am na image bi nii xoolal ay petites filles yoo xamante ne dañu teg ay mool. di dox di jéggi. xam nga kër. am ku lal table di togg xaw ma day togg xaw ma day jaay. jàkkaarloo ak ndox bi. minibus yi di romb. xam nga loolu xaw na doy waar tuuti. mais loolu mooy inondation moo indi tey bassin de rétention yi. parce que li tax ñu installé ko mooy bu tawee ndox bi am fu mu dem. d'accord duggi ci loolu xam naa dinañu waxtaan ak suñu invité ci turu Wakhinane Nimzatt fan la jóge ak pour bu boobaa ñu mën a comprendre aussi lan moo tax
Wakhinane daan am ay jamono inondation yu metti. Très bien alors Thierno defe naa ne nga am ay leeral yu nga xamante ne bi indil nga ñu ko ci commune Wakhinane Nimzatt waaye comme na nga ko waxee ki nga xamante ne bi mooy sunu invité tey di madame Mariam Sy je rappelle muy DRH hôpital Dalal Jàmm ci biir loolu Thierno defe naa ne am na lu mu junj te yaakaar naa ne tontu ci dafay am solo parce que ñëpp a ngi ñuy seetaan ak ñi nga xamante ne bi saa su ne localité bu ñu dem dama koy wax ñi ngi à l'extérieur wala sax ñi ngi biir Dakar dëkkatuñ fi xëy na di gis seen localité am ay leeral yu ñu ci war a mën a am. waaw jërëjëf yaa xam. Thierno soulevé na loo xam ni si ay inondation ñun dañ ko yàgg dëkk dund. Wakhinane Nimzatt. d'ailleurs moom mi ngi wax tur bi. xam nga Wakhinane moom. mi ngi jógee ci Dakar xam nga ñu dëkk ñi fii ñëpp Dakar lañ dëkkoon. dëgg la foofu tamit. Wakhinane la tuddoon parce que dafa amoon ay zone yoo xam ni ndox bi dafa jege ñu koy woowee ay nappe phréatique nga xam ni dafa jege boo kiyee tuuti rek nga gis da ngay jot ndox mi moo tax ñu wax Wakhinane waaw léegi nag après ñoom dañoo ñëw toxu si fii buñ en 1972 d'accord bu ñëwee fii tamit nag après Nimzatt bi après sunu ay kilifa yu ñu nettali nee nañ benn nit la woon boo xam ni dafa yore woon tool léegi bu daan romb bu rombee rek ni moom mi ngi dem Nimzatt ñu ni kilifa googu de mi ngi dem Nimzatt ba foofu tamit nekkatul ay tool nekk ay kër yoo xam ni dañ ko tabax léegi nag turu Nimzatt boobu des loolu moo tax ñuy wax Wakhinane Nimzatt parce que comme ni nga ko waxee je pense qu'il y a plusieurs associations yi ñëw di leen di dimbale mais aussi d'un autre côté je pense que population yëpp ñoom tamit booloo nañu ngir daal xeex loolu bu baax a baax waaw parce que xam nga lu la sonal rek il faut sa xel nàcc ci lan nga ciy génnee tout à fait ensuite ñu am tamit suñu maire de la commune moom tamit moom mooy piloté loolu parce que xam nga yaa xam lu projet boo gis mu dem c'est parce que derrière maire bu fa nekk bi moom moo koy pousse léegi nag le maire moom xam naa ni moom bu muy ñëw xam na ni ndox mi moom problème am la daf ko jël à bras le corps jël ñun niveau commune ñu ñëw di liggéey ak projet yi muy woo ay projet ñu mën si liggéey pour nit ñi mën a vivre aisément te bu dul même bu dul loolu sax amoon na ay camion yoo xam ne dañ doon ñëw di pomper ndox yi ak yooyu yëpp maire yi moo ko doon def waaw xam nga nag léeg-léeg fonction yi dafay daje muy monsieur le maire nekk seen maire Wakhinane Nimzatt waaye nekk directeur général bu RTS ñun nag ci liggéeyam ci directeur général bu RTS mën nañ cee wax waaye tey nag dañoo ñëw di taataan liggéey bi nga xamante ne bi en tant que maire moo ngi koy def fii ci commune bi d'accord loolu moom yaa xam Thierno plaisir bu rëy laa si am ak fierté di si tontu ndaxte du loo xam ne ñun dañu koy wax ni mais loo xam ne ñun dañ koy dund ak sunu maire la plaisir la pour man ma jàkkaarloog population di wax lu muy population Wakhinane Nimzatt sans ma sëgg di wax ci sunu réalisation maire nous avons un excellent maire très bien boo xam ni bon boo gisee ñun bon moo ñuy pousse ñu nekk ci kanam moom il est derrière doon ko sax gis lu bëri parce que xam naa liggéeyam foofu mu nekk rëy na rëy boo xam ni du mën a kii ni mais il est derrière très très bien moo ñuy booster moo ñuy wax ñuy def lii projet yi moom moo ñuy facilitateur pour yenn projet yi yëpp bu doxee fii c'est lui hein très très bien Sophie maa ngi lay dalal jàmm c'est un plaisir. maa ngi lay fay yaa xam di kontaan tamit di ànd ak yéen ci plateau bi. tey nag ñu ngi suñu fief rek nekk biir Géejawaay. waaw ngeen fekk si ma. moo tax tey gis nga nii laa def. andi naa li nga xam ne mooy poulet braisé ak riz cantonné. poulet braisé déjà nii waaw. déjà nii commencé naa defar riz cantonné bi. waaw gis nga nii dama teg oignon bi. def tuuti beurre bàyyi ko muy blondir. ma jëloon marmite ba ceeb bi def ko ci nii. bàyyi ko mu égoutté tuuti. damay jël rek daal di ko ci sotti directement. nga nii bu ma ko ci sottee yaa xam damay continuer rek di mélanger. waaw su ma mélanger nii nag ba pare. damay jël sama couvert daal di koy fermer. ci kanam tuuti aussi ma continuer. vacances yi jot na école yi tëj na. initiative bi ñu jël nii pour installer manège bi ci banlieue bi franchement parler c'est quelque chose qu'on a mûri depuis l'année dernière lañ ko njëkk a essayé et ça a marché
en fait moi j'ai vu que nii vraiment xale banlieue bi ils ont besoin de ça parce que boo xoolee généralement seen parents yi dañu doon déplacé wu di jël taxi dem ba ci yeneen zones yi en ville pour yóbbu leen ñu divertiru xale yi aussi tamit ils ont besoin de ça. ñu am fenn fu ñuy foyee bon parce que déjà fii boo xoolee dafa jege plage bi te plage bi c'est dangereux kenn waru fi sangu n'est-ce pas bon bu xale bi ñëwee pour dem ci plage bi gis affaire bu mel nii mais mun na bañ a egg ci plage bi fii lay yem foo li muy foo tëb dal après dem ñibbi ñun nag loolu lañ ci jublu moom moo tax ñu def ko vraiment di saluer ñu jàppale pour ñu installer wu fii autorité bi fi nekk nii bon franchement parler bon en l'occurrence maire Aïda Sow Diawara ñu ngi koy remercier bu baax a baax parce que l'année dernière tamit moom moo ñu jàppale woon. ñëpp dem ci place yi concert yi moom doonan. dama ñëwoon tey ci manège bi indi xale yi parce que jege na ma ndax dama daan déplacer di yóbbu xale yi ba Dakar. te xam nga dafa xaw a sori boo dee famille nombre doo man tout le temps ngay gàddu xale yi di leen yóbbu comme nag jege nañu ca mi ngi suñu wet ñu profité ci daal ba dëgg yàlla ba arrangé nañu torop nag ndax sinon boo dëkkee ci banlieue bi da ngay tàyyi toujours di déplacer xale yi di dem ak ñoom tuuti mën nañ fi nekk ay at duñu xam tune mën na duñu xam dara li xew ci Dakar boo calculer passe bi kenn ku ne boo leen yóbboo ak ñoom ñëpp nga passale boo calculer de li ngay fay fi moo gën a yomb. xale yi ñoo ngi jógee ci banlieue bi partout ba Parcelles soo génnee ba Parcelles ci banlieue bi partout ñoo ngi fi. am nañ fi 6 jeux am nañ fi kérosène am nañ fi baby car am nañ fi des jeux gonflables am nañ fi aussi des chaises roulantes am nañ fi aussi des jumping et trampoline voilà. À venir aussi war nañ fi installer d'ici peu de temps tamit ay voitures tamponneuses mag ñi dinañ ci jouer ñëpp dinañ ci mën a jouer daanaka daal ñëpp mën nañ ci bénéficier wu quoi incha allah. asalaamaaleykum yaa xam di nuyu suñu invité bi madame Sy di nuyu nag population bi ñu fi fekk yëpp yaa xam ni ma la ko waxee rek mbégte bu rëy la ñu am di ñëw fii ci banlieue bi mooy li ma la doon wax xam nga dañ naan léegi banlieue voilà parce que ñun Tam-Tam Vacances yaakaar naa ne dinañu wane bu baax a baax que la banlieue est un très 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 beau lieu. Tout à fait. Et bon lieu kon nag damay ñëw ci xale yi rek comme ni ma ko waxee yaa xam nga parmi les droits de l'enfant dafa am lu ñuy wax droit à l'épanouissement. Donc droit à l'épanouissement au même titre que droit à la santé l'éducation yeneen ak yeneen parce que dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy defar xale bi développement psychomoteur am léegi nag banlieue bi ñu ne mooy ko woon ne amul woon ay aires de jeu yoo xam ne xale yi en tout cas dinañ fa mën a dem di foo comme ñeneen ñi nga xam ne dañu nekk en ville alors Dakar boo daan seet dañ naan Magic Land donc publicité gratuite mais le problème c'est que tout le monde disait que Magic Land non seulement dafa sori pour la banlieue mais dafa cher dafa cher aussi bien pour ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar nga wax ma la nag nga jógee banlieue di fay taxi boo demee foofu ak GIE donc ñoom ñu daal di am initiative bu xam ne macha allah c'est à saluer def foofu aire de jeu boo xam ne y a les mêmes jeux yi nga xam ne ñoo nekk Dakar mu nekk fii donc parents yi comme ni ko soxna si waxee am na ñoo xam ne dañoo jógee Parcelles donc ñii dañoo jógee Guédiawaye ñii Pikine c'est pour la banlieue et xam naa nag loo am feneen boo amee fu la jege day gën a neex xam naa suñu invité moom dina ci war a mën a sawar war ci indi dara ni que boobu mooy premier parc d'attraction bi nga xamante ne bi mbokk yi ñi seetaan am na fii ci Guédiawaye madame Mariam Sy comme ni ko Codou waxee nag defe naa ne am sa bos dafa ciy baax te yaakaar naa ne fii tamit xale yi suñu amoon jël fan ngeen toll ci mbir moomu parce que am naa yaakaar ne chaque fois boo leen toogee di waxtaan ak di def ay réunion yaakaar naa ne xale yi tamit da ngeen leen di beral loxo nag saa su ne ak jigéen ñi. waaw yaa xam loolu moom am na waaye d'abord ñi ngi féliciter madame Aïda Sow Diawara ci lii mu xalaat ba nga xam ni jeunesse xale yi ndaw yu nekk ci zone ci commune am ak ñeneen sax di ñëw ndaxte xale moom lépp lu mu am rek pour di bëgg di kontaan moom yelloo na ko dañ ci war di dox bu baax ñun nag boo gisee Wakhinane Nimzatt ñi ngi ci phase projet ci loolu parce que dañoo amoon loo xam ni dañ ko waroon a régler ba pare muy problème inondation d'accord parce que inondation bi doon nga xam ne espace yoo xam ne xale yëpp waroon nañ fi doon fooy bi day am ndox xale yi taluñu ko woon sax ndaxte dañuy épanouir ñu ndaxte inondation fu mu am xale yi duñu nelaw yooyu di feebar xalaa amaguñu woon loolu donc il fallait régler ce problème là ba nga xam ne dinañ am ay espace pour ñoom ñu mën a épanouir d'ailleurs boo xoolee fii
ak bassin yi ñaari bassin yi si lu ko wër lépp am na ay yuñ fa def yoo xam ni ay balançoire yoo xam ni xale yu nekk si ginnaaw waaw boo ñëwee di nga gis xale yi espace bi fi nekk yëpp exploité nañ ko pour xale yi di ci fo. wëral àdduna demal fu la neex doo gis ku mel ni moom sunu waa ji kenn du moom Café Touba la ni naan di waxtaan ci baaxu borom ndigal fa yàlla fa yàlla fa yàlla fa yàlla Bamba fi mu nu jëme ñun moo nu gënal fa mu nu jële ndax baay faal baay faal baay faal baay faal ñoo bëgg maam Seera Faal dabay maam Seynabu Njaay tax nga ba benn góor yóbbu noo maam Seera Faal ñoo bëgg maam Seera Faal dabay maam Seynabu Njaay tax nga ba benn góor yóbbu noo maam Seera Faal murit kenn du ko kafe yàlla ki tax muy safe fu mu dem day saf ni kafe Bambaay ki tax muy lëmbe fépp Bambaay ki tax nuy lëmbe wëral àdduna demal fu la neex doo gis ku mel ni moom sunu waa ji kenn du moom Café Touba la ni naan di waxtaan ci baaxu borom ndigal fa yàlla fa yàlla fa yàlla fa yàlla am Bamba fi mu nu jëme ñun moo nu gënal fa mu nu jële ndax baay faal baay faal baay faal baay faal nangu jël na cëru bañ faal ku ko bañ di nga gëj a añ sa xolay fees dëkke iñaan ngay dëkke ñaan kenn du la may ngay newi di rees doo gaaw a dee di diig di dem doo yegg suuf doo wow doo nooy doo dëgër doo saf xorom doo saf suukar doo mat kilo doo mat liibar doo mat yembar doo mat bër kon jëfal ñu jëf bu jëful ñu jëf ci Bamba ji faal jëfal tajbihu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin merci mam Bambay darajay Seera Faal tajbihu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin merci mam Bambay darajay Seera Faal Oh my God, Carlo di nice na. jaajëf. Oh nice na. fii dafa amoon bu njëkk benn genre bar restaurant bu ñu tuddee woon Malibu nit yi doon ko fréquenter après nag ñu dem ba ci biir ñu gis ne mœurs bi dafa commencé di yàqu ñu tëj Malibu yàq ko amatul mais nit yi continuer di fi ñëw dafa nekk plage boo xam ne bu neex bu rafet soo ko gisee géej bu neex la mais bu dangereuse tamit c'est une mer très 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 dangereuse ñu fiy ñëw ñu bare dëkkuñu fii dañuy jóge ci yeneen cité la ñuy jóge ñëw Pikine Thiaroye ba ville sax am nañu jóge ville ay Gueule Tapée dañuy ñëw sangu si fii parce que dafa nekk plage boo xam ne configuration moo rafet. Alors ñooy jóge Hamo 6 avec la famille les amis donc juste pour passer un peu de temps à la plage voilà comme ni ngeen ko gisee rek fii on est en vacances te bu ñu jëlee vacances dañuy préférer ñëw fii nii. parce que d'habitude fii plage Malibu dañu fay defaral pour ñun élèves yi bu ñu jëlee vague ñëw fii di fi noppalu. ku nekk da ngay ànd ak sa njaboot indi fii ñëw toog féexlu jënd sa gerte naan sa café Touba jënd sa madd jënd sa ay popcorn le soir am na ñoo xam ne au lieu ñuy dem ba restaurant en ville ils préfèrent ñëw fii am na ay poulet braisé am na poisson braisé ay lakk jën yu neex yu 7 ans je te dis hein vraiment c'est des gens organisés propres ñoo nekk fii di fi jaay fii lu ñu fiy jaay yëpp vraiment macha allah. fii dafa influent quoi day bëri nit
looloo tax xam naa jaaykat yi di ñëw fii di jaay te xam naa ne ñoo ngi ciy centre seen bopp bu baax. am na ay différentes activités yu fi am ñi nga xamante ni dañuy jaay café am ñi nga xamante ni dañuy jaay lekk genre am ñi nga xamante ni sont en train de faire de le sport boo xoolee daal ku nekk da nga am sa benn petite activité bu tax nga ñëw fii. sama réew Sénégal dañ fiy entraîner du lundi au vendredi quoi de 17h30 à 19h30 entraînement bi ñuy def du entraînement mbër entraînement moom sa yaram la quoi donc soo leen xoolee ñëpp ñu fi nekk dañoo jugee ay horizons différents ñiy Guédiawaye ñiy Cambérène ñiy Pikine dajaloo fii quoi lu ñuy def lan la tàggat yaram dans le respect dans la discipline takk suuf profiter ci air pur bi foo kaf ñu tàggatoo ñibbi quoi donc association la y a des jeunes y a des adultes y a des vieux ñu fi dajaloo chaque fois di foo échanger entraîner dans le respect quoi donc comme ni nga ko gisee entraînement bi métti na mais neex na quoi. man maay président association Malibu Beach Boy. c'est un club de sport amateur pas professionnel c'est-à-dire amuñu compétition bu ñuy dem amuñu duñu ay mbëru làmb duñu ay footballeur ñun suñu objectif mooy lan fexe ba képp ku fi ñëw bu dee indi nga fi feebar bi su disparaître mu wàññeeku bu dee tamit defar sa yaram moo la fi indi nga fexe ba nga am équilibre ton corps loolu mooy suñu objectif. ñun ay jigéen lañ mais tamit suñu càmmañ lañ nekkal fii ñu ñuy orienté daal wax dëgg yàlla biñ fi nekkee ba tey yàgg na mais rëccuwuñ ci dara. liñ fi travail bari na parce que dañuy defar suñu santé tamit aussi en plus ñu ngi defar suñu biir dañuy defar tamit suñu yaram. ma ñëw ak yow ci bon plan vacances bi. waaw comme ni nga ko gisee rek ci image yi. dëgg la foofu du plage boo xam ne pour sangu la. dëgg la tere nañ ko ba sonn mais nit ñi kenn mënulu leen dara dañ fay sangu. mais terewul mën nga fa dem pour féexlu. mën nga fa dem pour def sport du gis nga ma noonu ci image yi. maa ngi doon def sport te sport tamit lu baax la. dina la wàññil ay feebar. dina defar tamit sa yaram ñun jigéen ñi comme dañuy bàyyeeku rek di lekk baax na si ñuy dem de temps en temps suñu àndalee suñu doom yi foofu gis naa koddu tamit wane fa benn espace enfant on peut profiter ñu bàyyi xale yi ci espace bi ñun ñu dem tranquillement ci booru plage bi bu ñu paree ñu ñëw foofu am na ay kii lakk jën poisson braisé yaa ngi fa poulet braisé yi ñëw xam nga def sa yu baax daal yàgg sa njaboot. xarit yi nag dama doon annoncé Khady Camara c'est vrai que ñëw na toog suñu plateau waaye nag laata nag ñuy jeexal ak vacances vertes mbokk yi dañuy dem seeti suñu xarit Big D moom itamit ñëw fii ci Wakhinane Nimzatt suñu électron libre bi Big D fan nga féetee fii ci wetu bassin yi parce que man am naa bassin si sama droite am naa bassin si sama gauche ci ban côté nga toog Big D man maa ngi côté waañ ba xam man lekk mu taxaw fa lay man moom dama sori. waa Big D dama lay laaj. yow Big D. yow lan ngay def ci waañ. yaa xam yaa des choses yoo xamante ne jarul sax wax man bàyyi ma ba ñëw. wala nga def ci waañ bi man yaa xam tey affaire bi du yow tey affaire bi Sophie la. yaa yor li ma bëgg. waaw. yaay sama gaay. ñoo far mais ma zi. ma seeti zi. waaw loolu la. ñan suy la nga koy teral. yow yi waxi naan ni sax xaama guux. ëpp na. jus lan la yow. jus lan la. Sophia bi xaw ma sax jus ban la. buy karasol. moo taxit buy karasol. ça fait karasol buy. léegi. waaw mais ma galaar. doo ma ko jox ma ko jël sama bopp. man xam nga galaar lu ma ci neex. waaw cuisse ba rek. bu bii. waaw. ku mer boo ko. bisimilah. wallaay bisimilah. ëpp na. la ila. léegi mën a wax man na nga def. nga ko yóbbaale. waa déet mais gars yi boo xam ñoom yàlla bu ñu mer parce que yaa ngi yore sa kiiwu ginaar nga fomp ba pare ëpp na. ëpp na de. law la ca law la bët. salaamaaleykum mbokk yi li ngeen def yaa ngi ci Wakhinane Nimzatt Big D ak boo ci ginaaram nga wax ak waa Guédiawaye ni ngeen def Guédiawaye ça va. waaw bien. naka mu nice. waaw. tur bi naka la. Awa. Awa yéen ñëpp xam ngeen Awa. waaw.
xanaa awa mooy seen star fii bàyyi sama ganaar bàyyi sama ganaar Sophie Sophie teel ma ko foofu teel ma tànk bi maa ñëw yéen a ngeen ëppal yéen la neex ginaar bi dafa neex Khady Camara maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm tu ne sais pas de nous le répéter yaa ngi fii ci sa gox Wakhinane Nimzatt ñu ngi lay dalal jàmm ci sa gox et bien que yow tamit dalal nga ñu fii ci Wakhinane Nimzatt. waaw noonu la maa ngi leen di delloo nuyoo bi. et puis ku am gan. waaw da nga koy teral. dëgg la comme ñun waa Wakhinane Nimzatt dañoo xam teraanga. il fallait que rek. ñëw na teraanga bi ñu wane ko voilà. waaw Khady ñu xool nag sa image yi. ci vacances vertes yi nga xamante ne bi yaa ngi koy doxal ci gox bu ne Khady ñu dem. tax vacances vertes jóg ne. marché Ndakaaru yi. dañ ciy jóg jàngal ñi nga xamante ni ñoo ci nekk lan mooy gestion des déchets naka la ñuy def pour toppatoo mbalit mi naka la ñuy def pour trier mbalit mi naka la ñuy def ba nga xamante ni xeet gu bon googu nga xamante ni moom la ñuy wax gaz à effet de serre te tey àdduna bi yëpp manko ñooy dañ koy xeex ndax moom mooy andi pollution yu métti yi mooy andi réchauffement climatique bi loolu moo tax vacances vertes tey andi image yi nga xamante ni mooy image yu marché Ndakaaru yi wane naka la mel ak wane aussi ne ñun loolu moo ñu tax a jóg et que dinañ jaar sax marché bu bees bi nga xamante ni moo nekk fii ci wet gi danañ dem marché Njaareem comme ni ma ko waxee woon donc bonne nouvelle les 300 bacs à ordures yi ñu soxla woon c'est déjà disponible donc dinañ leen ko distribuer waxtaan ak ñoom ñaax leen expliquer leen li nga xamante ni mooy suñu mbëbët maanaam bu ñu jël mbalit gi di ko sànni n'importe où et n'importe comment. gestion déchets yi am nga dafa di loo xam ne ni lu am importance la ndaxte déchets yi maa ngeen ko doon sànq rek moom mooy indi feebar yu bëri te aussi boo gisee bassin yi sax déchets yu ñu siy sotti yi dafay yàq machine yuñ ci yoo xam ne moom mooy mën a permettre évacuation ndox yi. kon
boy